ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf feebar bi xëy na fétt ci kaw askanu Caaroy géej gi l'observateur ne nañu li ñu gën a njoxtagu moo di tooke moo ko waral ne test ñu def ngir bëggoon a xam yëf yi virus la buy doxam déet résultat yi bi ñu génnee li ñu wane moo di ab virus yéenekaay bi nañu moo waral ba ministre de la santé ak ministre environnement ba fa yoon woowee jëlaat weneen yoon mu di xool ndax feebar bi bàyyeekowul ci tooke gu am ci géej gi am na fukki échantillon yu ñu def ngir defaat ci test ngir maanaam tàkk bu wér ci xeetu feebar boobe lu mu akit lu ko ndi ci réew mi taxawaay bi kilifa yu réew mi am ci mbir mi l'observateur ne nañu moo waral tey ji ñoo ngi séentu ca Caaroy géej ak ca Tëngéej ministre bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram gi di Abdoulaye Diouf Sarr ministre bi ñu dénk wàllu napp gi di Alioune Ndoye ak ministre bi amee environnement di Abdou Karim Sall feebar boobee ne jasar ci réew mi ba togg fitna moo li réew mi libération yeggee nañu li ci waa Institut Pasteur bu Ndakaaru wax ginnaaw ba ñu ci amalee ay test ba noppi test ya wax na ne feebar boobee tukkiwul ci ab virus buy dox li ñu gën a jàppagu moo di géej gi moo am tooke ba tax feebar bi tongal mool yi waaye loolee lépp libé mi ngi ñuy xamal ne yeneeni test yu ñuy def moo koy leeral anki dina kay nañu li leer ba leer daal moo di feebar la bu doy waar yéeme te jaaxal ñëpp boole ko kit ci anam wu jéggi dayo lay lawe ndax ginnaaw Caaroy géej ak Ndar nemmeeku nañu yeneen ñaari téeméeri doomi aadama ak fukk ak juróom yu feebar bi dal ci diggante Mbuur Ndaayaan ak Jiwaalo ci xët mu njëkku la Sénégal kàddu yu ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr mu fay wax ne xamaguñu dëgg-dëgg feebar bi feebaru lu mu ak fan la jóge ñoo ngi ciy liggéey bu baax a baax waaye li ñu leera ko moo di du virus buy dox te it laalewul dara ak coronavirus bi ñi mu laal ci réew mi moom feebar boobee Vox Populi nee nañu ñoo ngi bëgg a jege junniy doomi aadama Ndakaaru rek nemmeeku nañ fi lépp juróomi téeméeri doomi aadama yu fi amee feebar bi ci ñoom fukki ak juróom-ñett yee ñoo nga ñu hospitalisé Vox Populi dolli ñu ci ne ca Tëngéej ak ca Caaroy géej nee nañu mool yi bu kenn dem géej mu di lool neexul mool ya waaye nee nañu dañu koy nangu ndax dogalu yàlla la ndax yàlla Idrissa Seck dégg président journal La Tribune moo ko bind yëral xët mu njëkk journal bi Ndaamal Kajoor njiital parti réew mi Idrissa Seck dégg na président mooy président conseil économique social ak environnemental démb ci la ñu ko installé ci toogom moom jiital conseil économique social ak environnemental gu yees gi Sud Quotidien bind na Idrissa Seck wàll si ne ci géew bi moom muy wutu Aminata Touré ca conseil économique social ak environnemental assumé na ak àndam ak Macky Sall ba noppi leeral li mu namu ca ses ga ñu ko dénk li ñu ne dafay lu ñutu ni Aminata Touré yore woon kër ga Idrissa Seck ne loolee ko wax nga loo xamul man aw ma jotug di lox mbóoti kenn état des lieux ba lañ doon def moo waroon ñu yebaloon fa ab mission de vérification la Sénégal nañu lu jëm ci li mu waxoon moom Idrissa Seck ne ci ak dundam fasatuta yéene di amal ndombal tànk loo xam ne ci décret lay jugee Idrissa Seck doon na ko leeral démb ak doon ko forom fàcce waaye daanaka waxi ball puy de kese la fa wax waxam ja yeyul kenn l'observateur nañu moom kay nu ne jéem na ko def ngir rafetal waxeetam jooje waaye sottiwul mujj gi nit ñi dañ ko doon reetaan Le Quotidien nañu nee na daf ne fasatuta yéene nit ki nag bëgg-bëggam la am waaye dogal ci yàlla sunu borom lay bàyyee ko mu ne njariñul askan yi moo ko tax a def li mu def lu mu ci góobe gar ko Vox Populi nañu moom Idrissa Seck ba ñu koy installé démb ca conseil économique social ak environnemental wax na ne guddi yu ñu toll mook président Macky Sall dañoo mel ne mburu akum soow ki mu melal ne xaj ak muus Les Échos ne nañu moo di Aminata Touré ne démb bii Idrissa Seck defee ab soowam ba noppi Aminata Touré mayu ko dara tontu na ko tontu lu saf sàpp rawatina ci li Idrissa Seck ne Aminata Touré bàyyi lu ko benn document bu ñu signé ba bu ñu parafé ci la ko Aminata Touré tontoone bu ñëwoon ca passation de service ba loolu lépp dana ko fa fekk dana ko fa gis waaye comme moom dafa gëj a liggéey moo tax yu bari da koo raw li am démb ci seen diggante la teemo ñu tudde ko ab defante di guerre ci kawi kàddu source xamal ñu ne kii di Idrissa Seck yónnee woon na Aminata Touré ab invitation ngir mu ñëw teewe cérémonie installation bi waaye ndaw li yóbboon invitation bi ba mu yeggee ci la ko Aminata Touré ne toppatal say tànk ñëwuma ñu ñëw ci la xewoon démb ci Diourbel source nañu ba fa ministre Samba Ndiobène Ka doon inauguré infrastructure yu Promoville lu ne xew na ca ndajama ni ministre emploi Dame Diop ak député maire Malick Fall dañu leen a yuuxoo ca Diourbel ba ñu tooy xepp am na it ñaari militant yu APR yu ñu teg loxo ca ndajama Moustapha Guèye directeur CROUS bu Bambey journal bi nañu bi mu toogee ca ndajama dem ba mu yàgg xamul yëf yi lu mu koy nuru ci la buubee ay kaakeem dem yoonam docteur Souleymane Soumaré directeur bu ONFP source nee nañu ca ndajama fa la ñu sàccee téléphone portable am ñu jugee Diourbel tak cene ba le témoin xëy ne dañu xamal ne ci dëkk boobee ñoo nga fay doxal sariya ndax dafa am benn waay bu ñu jàpp muy njaaloo ñu yóbbu ko ci digg penc ma dóor ko téeméeri yat Universel Pousse ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jaajëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yi xibaar yi buur na gën na ca fës fukki nappkat ak juróom-ñett ñu ngi ca kër docteur analyse yi nag wala caytu gi ba tey ñu ngi koy amal ngir xam lu waral feebar bi nga xam ne moom moo feeñ ca Thiaroye-sur-Mer laal fa lépp ñetti téeméeri nappkat Institut Pasteur ak centre bu nga xeex lépp lu jëm ci wàllu tooke dugal seen loxo ci mbir mi. forage yi ca dëkku kaw yi nag bëri loola jafe-jafe ca gox yu bëri fa ca mel ni Guéréo ca commune bu Sindia askan wi foofu nag tere fa jëbbante ay lenge diggante ak waateeg ak ñii di comité local bu fa yor forage bi ak waateeg lañ fa bëggatul gis la ñu wax ñàkkum ndox bi laal gox yu bëri ci Ndakaaru bëri nag njabootu ci sonn lool ay kuréel yu leen di taxaw ay délégué de quartier ñëpp da ci oo nguur gi ak ñii di waa Sen'Eau
li ñu bëgg mooy ay saafara nu mu gën a gaawee laata ñuy tàmbale lii di KMS 3 mer bi mel ni luy law fépp ci Sénégal ñaar fukki kuréel ak juróom nag boole seeni doole manifester démb ca place de la nation wala obélisque ay agents yu Senelec ay BD ak ay étudiants ngir wax seeni naqar ñu ngi fa woon mbokk jàngeen jëf mu nekkoon xibaar ci yaatal Seydou Nourou Ba ci micro bi technique bu ci am wënal daan ak rajo Futurs Médias ci kanam incha allah Barthélémy Ngom dina jàngeen jëf ginnaaw fa ci xibaar yi ñu ngi toll ci fukki nappkat ak juróom-ñett ñoo nga ca kër docteur analyse yi wala caytu gi ba tey ñu ngi koy woyal ngir xam lu waral feebar bi nga xam ne feeñ foofa ca Thiaroye-sur-Mer laal fa lu ëpp ñetti téeméeri nappkat Institut Pasteur nag ak centre bu ñu xeex lépp lu yem ci wàllu tooke ñu ngi ci xeex wi forage yi ca dëkku kaw yi nag bari lool ay jafe-jafe ca gox yu bari fa ca mel ni Guerrero ca commune bu Sindia askan wi foofee nag tere fa jëbante ay lenge diggante Aquatec ak ñii di comité local bu fa yor forage bi Aquatec lañ fa bëggul gis ñàkkum ndox bi nag laal gox yu bëri fii ci Ndakaaru bëri na ay njaboot yu ci lottu sonn lool ay kuréel yu leen di taxawu nag ay délégué de quartier ñëpp di ci woo nguur gi ak ñii di waa Sen'Eau ay saafara la ñu bëgg nañu gën a gaawee laata ñuy tàmbale démarrage laata ñuy tàmbale projet bi di KMS 3 mer bi mel ni luy law fépp ci Sénégal ñaar fukki ak juróom ci ay kuréel boole seeni doole manifeste ni ki démb ca place de la nation ay agent yu Senelec ay BD ak ay étudiants ña nga fa woon ngir wax seeni nakar ñaareelu pàcc xibaar tàggat yaram ak yéen kay ci technique bi Abdou Thiam asalaamaaleykum. feebar bi nga xam ne moom moo feeñ mu doy war lool ca Thiaroye-sur-Mer Rufisque ak yeneen i gox lu ëpp ñetti téeméeri nappkat nag la yëf yi dal di laal ak sax ñeneen du rek ay nappkat bu ñu sukkandikoo ci ministre de la santé ak action sociale fukki nappkat ak juróom-ñett ñoo nga ca kër docteur ñu tey fa Institut Pasteur ak centre bu yor lépp lu jëm ci xeex li di tooke nag dugg nañ seen loxo ci mbir mi bu ñu sukkandikoo ci Abdoulaye Diouf Sarr mu nag jàpp ne feebar boobee laalewul dara ak lii di mbas mi ñu déglu ko. Nous avons identifié plus de 300 cas. gis nañu ñetti téeméeri cas ñoo ngi nag wéyal di saytu seen yaram nappkat bu jógee ci géej gi rek dinañ la xool ndax am nga feebar bi am déet kay nag fukki ak juróom-ñett yi daal dinañ leen yóbbu ci hôpital hospitalisé leen ñeneen ñi itam ñoo ngi leen di ber bile feebar nag aajowul dara ak Covid-19 ndaxte gisuñu lu ñuy woowee virus ci seen yaram mun na am nag ci lu toxique la jógee ñu ngi wéyal di amal suñuy investigation fi mu ne nii daal mënuñ leen wax ne ndax Covid la am déet. L'origine de cette maladie. ñu dem Soumbédioune foofe nag nappkat ñu ngi wéyal seen i activité naam feebar bi ñu ngi koy waxtaani boobu ba tey laal na sax ñenn ci seen i ñoñ ca Thiaroye-sur-Mer Mbour ak Rufisque waaye tam yeneen i gox bëri nag ci ñoom ñoo xam ne rafetlu wu ñu daal lii di bateau étranger yoo xam ne daal dañoo jàpp ne ñoom ñoo daal di amal sotti ay produits yu am tooke ca haute mer Fama John jot na fa doxantu reportage. fii ci géeju Soumbédioune ay nappkat toog ci ak mbaar di waxtaan. ñeneen ñi tëmbi woon bay soog a teer. Idrissa Thiongan ak ñi mu àndal bég loole napp nañ bu baax donte ni am na ab jàngoro buy laal ay nappkat nee nañu amuñu benn tiitaange daañu tëmbi ndax mooy tax ñu dundal seen njaboot. ñu ngi nii doog a ñëw géej lañ jógee nii te ñun booy xool sax côté yooyu lañ jógee. côté Thiaroye bi ñun côté boobu lañ jógee quoi. mais daal ñun tiituñu si dara. non mënuñu ragal dem géej parce que boo toogee ku lay jox nga obligé dem. suñu géej la ñu xam chaque jour que je fais chaque jour ñu ngi si géej. dëgg yàlla amul loolu dégg rek lañ ci am. Mariama ñu fekk ko mu toog ak ñaari doomam nee na dégg nañuy waxi jàngoro joojule taxul nag mu am tiitaange ci lépp loo xamante ni produit la di bàyyeekoo géej muy jën crevette ak yu ni mel. d'une part nit mën na ci am tiitaange ndax bu fekkee ni jën bi ci géej gi lay jóge te feebar bi ci géej gi la nekk mën nañ am tiitaange tuuti daal ñem nañ togg jën moom dëgg fa neex yàlla dañ koy togg tey rek moom la ñu añee. nanguwul joxe turam waaye nappkat pile li mu wax nee na fu leer la ko teg mbir mi le kenn rek moo jara jokkar bi baaraam turam état bu Sénégal. ay bateau la ñuy envoyé yoo xam ne dañuy wut fu ñu tuuree seen produit chimique bateau yooyu dañuy wër ci géej dañuy dem ci ay yeneen dëkk ñu leen di renvoyé Sénégal day signé ak ñoom ñu tuur affaire yi. c'est sûr que ni loolu moom moo indi feebar bi yëpp. parce que état bi nga jiiñ. mais état bi la bien sûr parce que waroon nañu mën a contrôler loolu mais buñ ko tuuree ci biir géej mooy indi feebar yooyu. boo demee Italie am na ay produits chimiques yoo xam ne moom la ñuy arrosé champs yi yooyu boo koy tuur te protégé woo après sa yaram yëpp ay yàq genre produit yooyu.
nappkat demoon géej ñëw teer indaale ab jàngoro bokk na ci dogal li njëkk jël aaye képp kuy nappkat te nekk ci zone affectée yooyee di dem géej. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. nekki démb place de la nation wala obélisque bëri woon lool mbooloo ñaar fukki ak juróom ci ay collectif nag ñoom ñoo boole seeni doole ci plateforme bi ñu wax doy na ñu nag jàpp ne njiiti réew mi ak gouvernement am daal dañoo tële ñoom ñëpp nag di naqarlu anam yi ñu liggéeyee ndax metti na lool ñu sax jàpp ne dàquñu jël gaali locco yi wutale biti réew ay agents lekk ay BD ak ay étudiants meroon lool ba futtu max mbo fekkee woon na seeni doxam ñaxtu reportage. lu tax ba léegi dossier Petro-Tim mënul leer laajal ba fay Bassirou Faye ndax million jar na doom. fukki cowboy ñoo daal di solo ni néew ngir rendre hommage ñi nga xamante ni dañoo ñàkk seeni bakkan ci mbëkk mi. li ëpp ñaari fukki ak juróomi collectif tour à tour nag di wone seeni dund bu déggan. le porte-parole du collectif GCO. Amara Keita def rasta di itam ku am doole lool di ñaawlu anam yi nga xamante ni dañ koy liggéeyee ci seeni bërëb liggéeykaay te dënn lay waxee. 28 bi des doole ci Sénégal bi boobu ba léegi mënuñu dégg jàmm mënuñu am dara sunu droit mënuñu ko am ba pare signé la ay contrat CA yu dul jeex contrat indéterminé pour nga am ko fii problème la. prime de paiement man 10 ans maa ngi guddi musuma xam luy prime de paiement su ma wax sax damay bëgg a jooy parce que instant yi damay dem bay xalaat sax di jël dem banque pour lépp dem dugg ci gaal. ñi liggéeyee ca aéroport ca Sénélec ak itam étudiant yi nga xamante ni dañ leen orienté ci école privée yi ñëpp nag di laaj ndax suñu njiit yi askan wi lañ fi nekkal. Sénélec depuis 3 ans dañu defoon ak concours mais concours bi nu mu demee c'était juste pour rey doomu baadoole yi jël seen ay doom. embaucher leen. Tout ce que vous entendez, l'immigration clandestine, 95% sont des étudiants orientés par l'État dans des institutions privées. ca place de la nation nag ñaxtu yi bari lool collectif multilutte doy na ne dinañu xeex ba dee ba am li ñu bëgg ndaxte jàpp nañ ne bu yoon jeexul wax sundi jeex. jafe-jafe yi ñuy dund kenn teguñu ko ku dul Macky Sall ak Idrissa Seck ak Moustapha Niasse. ay manifesté la ay imam notable ak bàjjenu gox ca Richard Toll di oote waaye nag mu doon ab doxub ñaxtu boo xam ne ci jàmm lañ koy amal samedi lañ ko daal di oote ñoom ni nag yor fay kaddu di dal xam ne daal mën nañoo ñàkkal lu toll ci juróom-ñett junni ci ay wàllu emploi foofu ca compagnie sucrière sénégalaise ndax dafa nekk ci ay jafe-jafe ñu ci au gouvernement bi Mamadou Diagne. njàqare ak tiis lañu mën a jàngat ci xar kanamu bàjjanu gox yi féeti fii ci biir Richard Toll la gannaaw ba compagnie sucrière sénégalaise daal di xam leen ni lépp juróom-ñetti junni liggéeykat nar nañu ñàkk seeni xëy mu nekk décision boo xam ne bàjjanu gox yi leen nangu ñu ko dégg ndaxte ñoom ñi lee dañuy jàpp ni li ñu mel bu amee dëkk bi léppay taxawa Fatou Niang moo jiite réseau départemental bàjjanu gox fii ci biir Dagana. tey sunu njaboot fii la ñu war a yaakaari xëy di fi xëy di dem ak di dellu si demuñu tukki dugguñu gaal kon ñun bu seesees taxawee tey am problème ba war a tëj ñun yaay yi dinañu sol suñu dàll ñu yuuxu ñun bàjjenu gox yi dañuy taxaw suñu ay borom kër ñooy xëy seesees wàcc si suñu ay doom xëy seesees wàcc si ñu ngi wax président de la république 8000 employés du foofu yaa ngi xeex ñiy dee ci géej gi son 8000 fas yéene taxaw suba tëj taxaw loolu na ci bàyyi xel bu baax a baax a baax. ngir jàmmarloog li ñu mel notable ak imam yi féeti fii si biir Richard Toll ñu ngi sàkku si askan wi ñu daal di génn ñëw si doxub ñaxtu bi ñuy amal doxub ñaxtu boo xam ne li ko tax a jóg mooy nguur gi daal di xoolaat taxawaayam bi mu amal si mbir mi lee Jibi Demba Jéeri moo wax ci turu délégué de quartier yi féeti fii ci biir Richard Toll la. ñu ngi ñàkk askan bi samedi nañu jox góor jigéen mag ndaw képp ka nga xam ne kii yaa ngi wuyoo ci turu Sénégal mbul wax Richard Toll rek la wala département Dakar rek la wala région Saint-Louis la CCS Sénégal yëpp la fi nekkal waalo yëngu na ba yëngal na Sénégal yëpp faj bi nag yaakaar nañu ko ci moom ndax su ko yëgee rek moom moo fi toogal ñëpp ñi fi toog it moom la ñu fi toogal. loolee tax sax ba imaam yi ak notable yi féete fii si biir Richard Toll di sàkku si nguur gi mu daal di xoolaat boppam ngir def lépp lu mu mën ba saafara jafe-jafe bi lee Mamadou Diagne fii si Richard Toll ngir rajo Futur Média. Mamadou Diagne ñàkkum ndox ci ay gox yu bare bari ci ni ñu yore lii di forage yi ci dëkku kaw yi waral nag ba ñu bëri dañ fa mer ba futu fa ca mel ni Guerrero ca commune bu Sindia foofee nag askan wi dañoo dem ba tere passation de service maanaam jëbbante ay lenge diggante ak Aquatech ak comité local bu fa yor lii di forage bi li ko nag waral mooy Aquatech lañ fa bëggatul gis ñu sax wax ne
dañoo fas yéene bañ a fayti facture yi bu dee nguur gi dafa taxaw daal ci lamu ne Abdourahmane Diallo. yor seeni pancarte ak seeni sagar yu xonq ñu dëkkee Guéréo nekkee ci commune Sindia bëgguñu Aquatech daal di teg loxo seeni forage li ni mel sax a tax ñu ne passation de service bi du am. Fatou Sall moo yor kaddu soxnay Guéréo yi. sunu forage ñoo ko mooma suñu bopp dox ko bañ a jox nu ka dañu bëgg ngeen sarax nu ngir yàlla bàyyi noog forage bi parce que intérêt dëkk ña dëkk sa dëkk ba ñoo ko mën a liggéey bàyyi leen suñu forage bi mën nañ kaa seeral suñu bopp suñu doom yaa ngi fi duñu ko def tey duñu ko def ëllëg joxewuñu tey joxewuñu ëllëg. ci xeex bi nag bëgguñu cee dellu ginnaaw dem ba jeex lañu fas yéene def lu mu jaral waa Aquatech jaral na leen ko ba forage boobu du ko laal. El Hadj Sidia Gueye. loolu lu mu ñu jaral bari na nag lu mu jaral bari na de jaral nañu ñu def 15 plans d'action donc benn rek laa si cité mooy boycotté lu ñu fi indi buñ la facture duñ leen fay dara lu leen ko fay continuer di fay si biir dëkk bi di denc. ñu dëkkee Guéréo nekk ci commune Sindia di xamle ni forage bi comité local bi anam bi mu ko yoree woon dal na seen xel. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. des ba tey ci wàllu ndox ak ni mu ñàkkee fii ci Ndakaaru ak banlieue ay kuréel yu taxaw askan wi nag ay délégué de quartier li ñu bëgg mooy kilifa yi fexe daal bay ndey saafar nu mu gën a gaawee laata ñuy tàmbalee usine bii di KMS 3 ñu daal di xam ne ni mel nag ci ab visite boo xam ne ñetteelu ñu ngi ko doon amal te ñetteelu usine bu pompage ak traitement lu jëm ci wàllu ndox mi foofu ca Kër Momar Sarr. visite bi nag daanaka weer wu ne daal la ko waa SONES di daal di amal ñoom ak waa Sen'Eau Louga Abraham Paul Pouy. visite bi nag bokkul ak yu ñu fi doon seetlu bii ba njiit ñi nga xam ne ñoo nekk ci SONES Sen'Eau indaale ci seen délégation association waaye jëfandikoo yi ak ay président au conseil de quartier yu dëkkee ca Dakar ci zone yi nga xam ne ñàkkum ndox mi ñoom la gën a sonal. visite bi nag ñu dooree ko ci poste électrique bi ñëw ci usine bi fu mu nekk ginnaaw visite bi nag président waaye jëfandikoo yi ak délégué de quartier yi nga xam ne ñëw nañu di rafetlu initiative bi di xam la ne liggéey bi rafet na waaye faw ñu wut ay pexe ngir wàññi jafe-jafe askan wi laata usine bi di commencer fonctionner. Imam Youssoufa Sarr président fédération sénégalaise des associations de consommateurs. bon laataa loolu nag xam naa ne du benn weer li ma gis waaye laataa loolu nag nit ñi il faut ñu dund il faut ñu génn ci jafe-jafe yi li leen ciy génn nag loolu la ñu war a wax li ñu koy waxee mooy ñun liñ suñu xalaat mooy amul lenn leen ci mën a génne bu fekkee ne lu bëri doxul citerne rek moo mën a desservir ñoom tuddati nit ñi. doléance yi nag nga xam ne yëkkati nañ ko autorités yi bàyyi ci xel bu baax Charles Fall moom mooy directeur u SONES. am na jéego yu bari yoo xam ne depuis juróom benn at état bi def na lu ñuy wax ay programme d'urgence yooyu permettre nañu ñu augmenter capacité de production de 42%. 6 ans yooyu population bi jokkuwul de 50%. visite bi nag am ay bés rek ginnaaw bu ñu defee raccordement ligne électrique bi nga xam ne moo war a jox usine bi courant di wane ne liggéey yi moo ngi ci étape yu mujjee yi laata ñuy amal essai technique yi. mu nekkoon Abraham Paul Pouy Kër Momar Sarr rajo Futur Média. juróom-ñetti waxtu teg na fukki simili ak ñeent ca cité comico ca Guédiawaye. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. dañ leen a bàyyi seen i bopp ñoom ñi nag di ay pune foofe ca Thiès wax li nga xam daal moom moo leen daal di naqari nañoo nag jàpp ne recrutement yi ci wàllu fonction publique dañ leen cee beddi ñu bëri nag amay diplôme ci ñoom ñu nga chômé ñu yëkk ci yooyu kàddu nag ca cérémonie bu ñu doon amal ngir joxe lii di fourniture des jumtuwaay ngir xale yi mën a jàng ca l'école Cheikh Anta Diop. ñii ñu leen di duppee ay pone ñoom nee nañ yàgg nañoo yuuxu ci seen jafe-jafe waaye dafa mel ni kenn tontuwu leen ci jafe-jafe la ngir ñu mën amam xëy nee nañ ndaw ñu ci bëri dañuy seen diplôme di taxawaalu te gisuñu kenn ku leen toogal ci kaw Abdou Aziz Dabar Sall nekk ci kuréel gii di fédération nationale des albinos du Sénégal. c'est pas la première fois ñu koy lancé état bi tey boo demee assemblée moo ci ministère bi ba ci fonction publique mënuñu laa génneel albinos pompe moo ngi ci liggéey te alors que y a des cadres tey fédération bi mënuñ la ci génneel ñoo xam te ne ay kàngam lañ ñoo xam te ne am nañ seen i diplôme te ñoo ngi ci université yi université Cheikh Anta Diop université Bambey feneen ak feneen ak te ci loolu noonu ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy puune yi nga xamante ni ñu ngi dund fii Sénégal vraiment bëggoon nañu sant suñu bopp ci réew mi. ñoom sax ñi ngi sàkku nag ci nguur gi ñu lali pexe ay programme
programme yoo xamante ne dina leen mën a gindi ci seeni jafe-jafe yi. ñi ngi dox ci ay jéego mais depuis booba tey amuñu benn résultat boo xamante ne état bi gëstu nañu ko. kii di Maodo Malick Mbaye di directeur général bu ANAMO albinos si moom la ñu jël bàyyi la ko seen kuréel gi nee na lépp lu ciy pexe de dina ko mën a def. population Sénégal 15 millions d'habitants la 16 millions. 10 500 poulets moo am maanaam fukki junni lañu ak juróomi téeméer bu ñu ci defee taxawaay war nañ leen mën a am taxawaay bi nga xamante ni dina ci am ñoom nag gërëm nañu président ci lim leen defal maanaam carte d'égalité des chances bourse familiale yëpp ñu ngi ciy gis seen bopp mais loolu daal mooy plaidoyer bu ñu bëgg a def. ci ubbi teg l'école gi Maodo Malick Mbaye bu ANAMO jël ay crème solaire ak ay cartable ki bagages jagleel ko ndong yi nga xam ne ay albinos lañu àndoon ak seeni waajur. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. ñeneen ñuy laaj seen i droit de seen i àq di tout tànk yi tey sax di ñaar fukki fan ci weeru novembre di at wane nag ñu koy màggal lii di tout tànk yi waaye tamit mu yemoo ko fanweer ak benn anniversaire bu convention internationale buy taxawu ak yelleefu doomi aadama Sénégal nag bokk na ci dëkk yu njëkk yoo xam ne ñoom ñoo daal di xaatim boobule convention moom nag dina waxtaane ci nu nu mel foofee ca instance ba daal ngir ñu gën a taxaw tout tànk yi waaye nag ñu bëri ci ay acteurs fii ci Sénégal daal jàpp ne ñii di tout tànk yi daal daanaka ci fa ñu jëlee ay dogal duñ fa am doole wala sax kenn di doon fa dégg ñu ci nag oo nguur gi Abdoulaye Diop. su fekkee Sénégal mën naa bàkkoo nekk réew bi njëkk a xaatim convention internationale ak yelleefu tuut tànk yi am na ay jafe-jafe ngir dëggal teewaayu xale yooyee ca fa ñuy jëlee ay ndogal suñu sukkandikoo ci Pedre Ndiaye taxawal lii di enfantactu.com. participation des enfants bu ñuy wax tey ci Sénégal nekk loo xamante ne mën nañ ci teg suñu bët parce que tey jii cadre bu xale bi waroon nekk muy le parlement des enfants mu nekk tribune pour xale bi parlement boobu mënuñu ko renouveler plus de 10 ans ëpp na 10 ans sax kenn renouveler wu ko. parce que dañu naan faute de budget. si tàrreegam ci jëfee code de l'enfant moom mu joxoñ baaraamu toomu lobby yi tax mu ci woo nguur gi. le code de l'enfant bu ñuy wax ak le projet statut des daara gëm naa ne lu tax tey jii kenn adopté wu ko ba léegi ay lobbying ñoo retardé affaire bi donc nag jàpp naa ne nag état nag dafa war a jël responsabilité. anniversaire u Sidi prox ndoll la ngir ñu xayma stratégie nationale protection tout tànk yi waaye Pedre Ndiaye jàpp ni ñàkkum premier ministre mën naa gàllankoor li ni mel. ci biir comité intersectoriel bi ministère de la femme ngi si ministère de la justice ngi si santé ngi si éducation ngi si donc kan moo nar a présider évaluation boobu noonu donc moo tax ñu ni tey évaluation bu ñuy lancé est-ce que du doon handicap au niveau ci coordination bi. lépp fanweeri at ginnaaw ba ñu xaatamee di convention internationale ak yelleefu tuut tànk yi réewum Sénégal war a baral jéego yi daal di dooleel bu baax investissement yi jëm ci secteur yu ci mel ni santé néonatale infantile ak maternelle waaye tamit éducation ak protection. RFM Sport. tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne maa ngi la nuyu. maa ngi dellu dafay Seydou Nourou. waaw ñu tàmbale ak lii di tàmbale tey ci ngoon foofu ca Thiès tournoi de football bu UFOA ñi amagul ñaar fukki at nag day doomu Sénégal ña nga ca. waaw tey jii si match d'ouverture bi ci bu 16h jotee diggante Sénégal ak Sierra Leone lay daal di doon ci yoon googu li sax ki nga xam te moom mooy tàggat équipe bi di Youssoufa Dabo ni ki démb daal na si liste joueurs yi nga xam te ni ñoom ñooy teewal Sénégal ci gile tournoi Sénégal nag Sierra Leone te digg mënut a yomb ba tax na fi mu toll nii daal foo rek ñu xoolaat suñu taxawaay suñu diggante ak réew yooyu li nga xamante ni daal ay réew anglophone lañu loolu moo di kaddu Cheikh Oumar Aïdara di consultant sportif ñu déglu ko ci micro Abdoulaye Junior. mu doon compétition boo xam ni ci contexte bu particulier lañ koy joué parce que Covid bi nu mu laalee équipe nationale yu mag yi noonu la laalee équipe nationale petite catégorie yi soo ko jëlee depuis 2015 ba tey quand même ñu nga am de bons résultats bu équipe bi di joué CAN bi fii à Dakar après ñu jógee fi dem Nouvelle-Zélande ba tey gis nañ ni ay campagne yu baax a baax la ñuy def loolu war na mën a tax ñu rafet njort ni équipe bi mën na ci génn mais ñu bañ a xeeb équipe bu mel ni Gambie ak Sierra Leone ñu bokkal poule déjà nga xam ni dafa nekk ay équipe anglaise lu am solo yoo xam ni jaruñoo xeeb parce que dañu investir lu bari ci wàllu formation ci seen dëkk yi surtout ci football petite catégorie bi moo tax mën na nekk ay match piège donc je pense que nag Youssouf Dabo moom maîtriser na groupe am donc man gëm naa ni suñu indee groupe bi ñu yor nii war ko yóbbu gëm naa ni war nañ mën a qualifier ci CAN bi di ñëw nii maintenant woo nañ ay renfort ku ci mel ni Alpha Richard Diounkou Ibrahima Dramé John Lopi nga xam ni ñoom miin nañ sax tanière boobu donc suñu ñëwee ñu boole leen ak ku mel ni Cheikh Oumar Ndiaye bu Génération Foot ay Marou Lamine Camara parmi tant d'autres gosses yoo xam ne ñu ngi fii di jouer Sénégal
Sénégal suñ leen boolee war nañ mën a am groupe homogène boo xam ni suñ ci basé woo donc war nañ def de très bons résultats donc tey daal gëm naa ne équipe nationale Sénégal war na mën a génn ci poulam dem jouer finale jouer demi-finale jouer finale remporter tournoi bi pour qualifier. ci équipe bu Sénégal googu nga xamante ni ki démb la ñu ko daal di siwul am na juróom ci ñoom yi nga xamante ni daal ay expatrié lañ maanaam ci biti réew la ñuy daal di football moo di Zaki Henri Bassène nekk ca Mali ci benn club moom ab milieu de terrain la Ibrahima Dramé moom mi nga xamante ni doonoon ni jamono joueur bu jàmbaar bu Saly jamono gi nekk ci Autriche jàpp attaquant Ahmed Ibrahima Mandefou di attaquant moom itam nekk ca Lille ca France ak itam Alpha Richard Dionkou ca Manchester City John Lopy moom mi nga xamante ni mu nga ca Stade de Reims ca France di évoluer ci milieu de terrain ñu daal di wax ci leneen seen ci wàllu bëre ndax ni ñu wàññee njëg koppar yi jëm ci licence yi ñeen ñi di promoteurs yi acteurs yi nag bëgg nag ñu daal di taxaw ay garde-fou maanaam dafa gën a oyof ci ñoom ndax yëf yi la mu doon jar dañu ko dal di wàññi bu baax a baax ba tax ni fi mu toll nii yëf yi dana gën a mën a yomb ci ñi nga xam te ne daal la ñu di promoteurs yi waaye ki nga xam te ne daal moom moo leen di jiite di Pa Abdou Fall moom itam jamono gi ma ngay dànkaafu képp ki nga xam te ne daal da ngay ñëw dugal sa koppar pour def naka sudul noonu ñu déglu ko Pa Abdou Fall ci micro Abdou Diouf gërëm président CNG parce que man ci laa bokk gërëm ministre bi gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoo ci nekk ci làmb rafetlu nañ décision boobu waaye il faut que ñu jël suñu ay matuwaay parce que dina am ñoo xam ne dégg nañu ni wàññi nañu licence yi ku nekk riire fële bëgg a doon promoteur dafa war a set promoteur dafa war a am personnalité promoteur dafa war a am charisme mais jóge fële jënd licence promoteur dem engagé ci ay mbër mënoo fay mbër yi wala nga dugg lu sa yoon nekkul wala jël suñu turu làmb dugal ko ci yeneen business yoo xam ni du lu ñuy rafetlu kon ñun promoteurs yi man en tant que président des promoteurs et ñi nga xam ne ñoo nekk ci làmb yëpp nañu jël seen ay matuwaay képp koo leen ci gis nit ñëw na di jënd licence d'accord mën nga am kayit yëpp mais boo nekkee ci yeneen yoo xam ni honoré wul lii nga xam ne mooy notre sport national nañ la dénoncer parce que nag bu ñu liggéey boobu ba léegi di defar ba nit ñëpp apprécier lamb ji ñu toog di xajal ñoo xam ni peut-être gis nañu ni prix bi yomb na rek dégg nañu promoteur nangam ak nangam rek nga daal di riire fa li ñëw ak sa benn montant ñëw taxaw jënd sa licence indil ñu wala xajamal li nga xam ni mooy suñu métier bi ba nit ñi di ñu ci jëppi loolu daal laay lancer un appel boddiwuma kenn bu kenn déplacé suma ay wax bu ko kenn yóbbu foo xam ne yóbbuwuma li tubaab di wax rek qui se sent mort va se mouche waaw ku ci gis sa bopp rek c'est parce que dangaa narul loo xam ni lu rafet la ci suñu biir làmb kon nag nañu leen ànd bokk ndey bokk bàyyi seetal suñu làmb ji. ok El Hadj Seydou Nourou fi lañ koy daal yemale xibaaru tàggat yaram. jaajëf Cheikh Tidiane Diagne. RFM rajo askan wi. xibaar ñeel caade yi dañ ci ànd ak Ana Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi tey ji nag ñu def benn focus ci cinéma Pathé Dakar bi nga xamante ne ñu ngi koy tabax daaw ba léegi fële ca ancienne piste ci lu tollook juróomi junni ci ay mètres carrés war ci installé lu tollook juróom-ñaari salle de cinéma Moustapha Samb mooy directeur cinéma boobule. projet bi benn groupe bu tudd Pathé mi nga xamante ni ñoom en Europe distribution cinéma yi ñoo fay leader ñoom ñoo décidé il y a 5 ans ni dañuy ñëw investir en Afrique parce que gis nañu que fii aujourd'hui suñu cinéma mi ngi dund bu baax ñu ngi defar ay film yu mag mais malheureusement duñ ko mën a gis suñu réew et Sénégal tamit soxla nañ ko suñu cinéma soxla na aussi li nga xamante ni bu ko defaree mën ko fa wane ba ñëpp mën see jot. est-ce que xalaat ngeen fixer des tarifs yoo xamante ne dina gën a encourager nit ñi ñu ñëw seetaan film ci cinéma. ñi ngi xalaat tarif yi bu baax a baax a baax a baax fi mu nekk nii jàppaguñu benn tarif. mais suñu mbëbët mooy que sénégalais yëpp mën na ñëw fii ci cinéma bi seetaan film. tarif yi dina am formule yu bare ñëw seetaan film samedi soir à 21h du bokk ak prix nga ñëw seetaan cinéma mardi à 21h. am na ay formule yu bare yi nga xamante ni dina permettre képp ku bëgg ñëw fii di nga mën a ñëw seetaan film. te ñun li ñuy proposer du cinéma bi dañ ko concevoir ba nga xamante ni dafay nekk fi nga xamante ni mën nga fa détendre daal. projet bi nag koom-koom bi daf ci fës lool rawatina nag pour secteur du cinéma bi fii ci Sénégal dugal nañ ci lu tollook juróom-ñetti milliards ci suñu koppar mu nekk nag projet bi nga xamante ne nag ministre de la culture Abdoulaye Diop rafetlu na ko bu baax a baax. président Macky Sall ñoo fi xam ngeen ne ñu ngi appuyer bu baax le monde du cinéma suñu résultat yëpp suñu amee concours yi ñu am à l'international ci cinéma wane na ko mooy
FOPICA bu koy accompagner tey ñu gis ne xarte nañu ñëw fii def l'une des plus grandes salles muy salle bu gën a rëy si Afrique si mbiru cinéma loolu jox Sénégal gëddëm la si biir culture si biir cinéma moo tax maa ngi leen di féliciter maa ngi leen di remercier et puis maa ngi souhaiter très prochainement au mois de mai ñu ñëw inaugurer fii pour que Sénégal ñëwaat relayer son monde de cinéma loo xam ne lu am importance la si biir réew. cinéma multiplex boobee démb la ñu doon amal ab visite de chantier xool liggéey bi fu mu toll léegi nag war nañ ko inaugurer gën kaa yéex ci weeru juin atum 2021 fi la ñu yem ci xibaar ñeel aada yi di leen jaajëfal bu baax a baax mbokk yi ci déglu bi dig daje altine gi ñu dëgmal incha allah.